Merci pour la pertinence de la réponse. Nous donnons la parole à Cheikh Babacar Diagne de Al Fayda. Diagne Sala. salaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Babacar Diagne journaliste la ci rajo Al Fayda maa ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk di beral nuyu Fadel ak Pape Aline nga xam ne man dama leen a naw lu yàgg benn étiquette rek nag laa leen nawee mooy ay taalibe Baay Ñas ngeen loolu rek laa leen bëggee man ku ne feneen doxuma ci loolu. ñetti laaj la am bi ci njëkk mooy bu ñu gisee Fadel Barro mu nekkoon ci ay combat yoo xam ne ci national maanaam Dakar la te nga ñëw ci beneen plateforme boo xam ne donc communalisé commune Kaolack la yem ndax dañuy jàpp ne Fadel Barro dafa rétrogradé benn ñaareel bi mooy ban gis-gis la plateforme Jàmm Kaolack am ci communalisation Médina Baye bu benn groupe di demandé ndax jàpp ngeen ne war na mën a nekk moment bi jot na wala ban gis-gis ngeen ci am. beneen question bi may laajte daanaka maam Alaaji laaj na ko Jàmmi Kaolack bu dee am na candidat kan la pour la mairie de Kaolack merci. Merci Cheikh Babacar. jërëjëf Cheikh Babacar ci témoignage yi d'abord sant yàlla ala kulli xaal Jàmmi Kaolack ndax Fadel Barro dafa deltu ginnaaw bu dee dafa nekkoon benn acteur bu ñu ràññee au plan national et international mu wëlbatiku dem ne Kaolack dafay dellu ji Kaolack pour man loolu yokkute la pour man amut lu gën a xam nga gis nga man yàlla dafa def ni lu may def dama ciy jiital li ma gëm nag dafay fonctionner trop ak li may yëg su ma nekkee Kaolack di jàmbatal Kaolack ci ak dal mënuma ko yëgee faneen dellu si bi ñu dellu ñëw ba ci dellu ci sa bopp la dafa am solo Médina taxaw Médina di wax amul lu ko gën a neex ci man nekk ci kër Yaxuta Aydara gi di wax amul lu ko gën a neex ci man Kaolack Sénégal Afrique am na nag ñu koy xaajale waaye ku xam tuuti ci suñu taarix ñun fu ñu suñuy maam fu mu ñu jugee ba yegg si fii ak borom dëkk bi ko sos dina xam ne li muy bët bu muy xool ci jaam bi du Kaolackois du africain du leneen lu dul ay jaam yoo xam ne yërmandeer kese la nañuy def ba yëpp jàkk yëpp baax buñ ko mënee def nag am benn expérience li nga wax dëgg la am na ci loo xam ne expérience la parce que dox nañu ci àdduna jug nañu gis nañu dama naan yaanaama toujours tukki la woon voyage boo xam ne la wan nañu lu bëree ci àdduna gis nañu dajee nañu ak nit ñi xam nga boo demee ba président Amérique ñëw Sénégal bëgg laa gis mooy ne yow am na lu la yàlla dimbali ci kuréel gi nga nekkoon waaye Y'en a marre la ko yàlla may yàlla defal ma di ko jiite si jamono jooju donc bàyyi nañ ñu xel ci àdduna waaw loolu nag boo dee da nga bëgg mu am njëriñ dëgg-dëgg bay sawewu tànk boo demee ba dugg ci politique laa wax bayal sawewu tànk bu jagee tool bi dina jagee fu nekk man noonu laa jàppee expérience bu ñu am contact yi ñu am conférence ñuy invité ci àdduna bi yëpp d'ailleurs am na ci boo xam ne mi ngi ñëw léegi fële la ci Bordeaux affaire environnement la ñuy wax dama ne leen du ma ci nangoo dem mukk lu dul dama ñëw def plaidoyer ci Kaolack ak xorom si nan lañ ko mën a fajee ñu nangul ma ko loolu baaxut su ma ñëwoon dem foofu wax xam nga Kaolack am na lii Saint-Louis am na lii Dakar am na lii Fatick am na lii wax ji duñ ko dégg waaye su ma ñëwee ne leen attention Kaolack laay ñëw ñu wax ci xorom si ndaxte dégg naa ne suñu yaay yi seen yax yi di ruux xorom si law ci suuf bokk na ci garab yi nga xam ne saam sallañ sa fa nekkoon ndeysaan coofak sallañ sa fa nekkoon ndeysaan foo wàqi woon am ndox mu neex Kaolack soxla wutoon jëli jéggaani feneen ci jëndi légume ndeysaan ñoom baaboo soxlawuñu woon jëndi feneen légume ndaxte naanaa ji da nga daan gersu rek ñu jëlee la ko fii ci mbir na Mbaba ci toolu Cheikh Mbodj indil la ko nga am naanaa am carotte ju baax am ay supame ju baax tey Kaolack loolu dem na ba
côté Diya sax mi ngi fa commencé di jafe parce que ngaan sax bi nga xam ne fa lañ doon mujjee def maraîchage xorom si dugg na fa waaye ma ne yooyu kañ te ñu am ndox te yonu ko di daw bu xorom si duggee géej gi xanaa nañ ko def ay jën def ci ay waas sax parce que léegi jën sax dafa jafe Kaolack ñu waas xale yi am ci liggéey garab yi xale yi mun nañ ci am liggéey jëmbat garab rek xale yi mun nañ ci am liggéey yu bëree bëri takk ci jabar am ci ay kër yu baax du ñee kenn gis nañ ko ci àdduna lépp lu nit am muy ay jafe-jafe mun nañ ko transformer mu nekk xéewal ci ñoom waaye ñun Kaolack xorom suñu yàlla joxoon sax mu naroon nekk suñu sutura dem na ba nar a nekk nattu ci suñu kaw war nañ xoolaat suñu doxalin moo tax bay sewu tànk ñu dellusiwaat ci suñu gox goxaat laaj leen Lamine Diop ca Gànjol ba ñu xëccee bël bi wadd dagg brèche bi bël bi dugg amatuñu ndox mu neex mi ndoxum xorom dugg ca ñoom tata aram ma la ci ginnaaw waa Gànjol lañ waa Tasiñeer lañ xam nañ ca dara ñu dem ba fañ daan amee ndox mu neex am ay jën ndoxu xorom si dugg ñenn ñi jàpp seen bopp yi di yuuxu xam nga bañ fa ñëwee ak école citoyenne de Gànjol ñu ànd ak waa Jaanaamar xam nga lan lañ fa def fexe ba ndox moomu di dem ak ñëw ñu fay am jën yu tudd gis ay yoxos yu bees feeñ fa lu nekk feeñ fa ñëpp mun ci jëriñoo kon ñun dañ kan la ñuy jëlee suñu environnement bi ñu am ñu xalaat ko transformer ko ba mu nekk njëriñ ñeewal Kaolack waay loolu ñun dox nañ ci àdduna gis nañ ñu koy defee du ko fa baax ñu indi ko suñu dëkk du balaa nga koy yóbbu faneen du dëgg loolu rek moo tax a jug jàmmi Kaolack am na question bi du nga baal ma laaj na candidat vraiment wax tontu naa ci ba pare bu jotee lu nekk ak appam app tay bi xam nga lan la naatal suñu gox fexe ba suñuy gox-goxaat am ay jàmmi saam jàmmi ngaan jàmmi lii bu ko defee ñun ñu fay dajaloo ñu xool nag naka la ñuy tànnee ku nekk conseiller ba pare ñu fexe ba ndaw ñi ak mag ñi ñëpp am seen carte électeur bindu ji ci loolu la ñu toll dañ ko doxal ba pare bu ñu tollee ci candidat nag te loolu encore une fois de plus maa ngi def appel bépp ku taxaw ne candidat nga Kaolack dimbali ñu ci ñu naatal Kaolack te buñ ci wax waxu élection dimbali ñu ci xale yi bindu ji te buñ ci wax waxu élection pour l'instant daal foofu la ñu toll. C'est clair. Communalisation bi maa ngi ciy nuyu d'ailleurs suma xarit Omar Wagne ndax gis naa ci mi ngi ciy def liggéey bu am solo pour man dañ ko war a waxtaanee davantage waaye nag mbir ñi dafa am borom lañ décider rek man gërëm naa taalibe laa fi. C'est clair. Merci. L'heure est à la massification de la plateforme Jàmmi Kaolack. Une troisième question par Adama Sarr de ITV et Idy Radio. Merci Serif. Asalaamaaleykum. Fadel maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la ñaanal jàmm également si li nga xam ne moom moo di mouvement Jàmmi Kaolack bi mouvement Jàmmi Kaolack nga wax ñu xam la également fii ci Sénégal xam la également lu gën a Sénégal ndax nekkatoo ku ñuy présenté fii ci Sénégal également ak bitim réew parce que combat bi nga doon porté à travers Y'en a marre tey Jàmmi Kaolack nga wax mais ndax est-ce que mën nañoo xaar ëllëg jàmmi Sénégal puisque bokk na ci seen combat yéen wax nga ko sax ci say kàddu réew mi wala boog Sénégal waratuñ ko bàyyeeg woy politique yi ñu mel ni ñoom moom réew mi di doxal li nga xam ne moom moo di suñu gis-gis tax yéen jàpp ngeen ne également am ngeen kàddu goo xamee ne war ngeen ko ci mën a yëkkati Jàmmi Kaolack ndax tey am nga ambition ngir doon président bu Sénégal deuxième question bi mooy financement li nga xam ne moom moo di mouvement yi wala parti également tey Jàmmi Kaolack fan lay jëlee financement am ndax kenn mooy dugal loxoom ci poste génne wala da ngeen di cotiser puisque également li nga xam ne moo di financement ci parti yi dafa nekk loo xamee ne problématique la fii ci Sénégal merci. Adama Sarr de Idy Radio et ITV. jërëjëf Adama Sarr bu ITV ak Idy Radio ci laaj yi bay seewu tànk la ñu wax du dëgg pour l'instant Jàmmi Kaolack la ñu wax nañ des ci Jàmmi Kaolack bu ñu ko toppatooyee ba pare xam nga tubaab def naan kii embrasse trop mal étreint te dëgg la bayal seewu tànk bu waar wi rafetee lu ne xaj na ci nañu bay ñun waa Kaolack du man c'est pas Fadel Barro aujourd'hui qui est important sama gars yi xam naa ni dañu tàmmal politique bi ñu tàmmal politique Sénégal dañu tàmmal ne nit ki rek la ñuy wax waaye nañ déglu xalaat yi waaye nañu déglu message bi ñuy adressé nan la ñuy def bañ jot ci commencé ko defal ñun gëm ko doxal ko c'est plus important que Fadel Barro bii di wax ndax dina nekk candidat li effacer jëmm ci
bu ñu doxalee jàmmi Kaolack na mu war a doxee jikko jooju bu dee waa Sénégal dañ ko bëgg a jël doxalee ko ci politique ba mu yegg fu ba ma romb Afrique nee naa leen nañ ñaan yàlla mu nekk jàmmi Sénégal ñaan yàlla mu nekk jàmmi Afrique ay walla sant yàlla waaye pour l'instant ndax jëmmi Fadel bi candidat la ci lii wala ci lële loolu pour moi c'est pas important. Et sur le financement? Ce qui est important c'est que nañu def suñu jàmmi Kaolack naatal bindu ji ci liste électorale yi financement yi de ba ñu tàmbalee je vais être très transparent jaaxle woon nañu parce que dañu foogoon ne politique ndëkkate yoo xaalis bu bari la après on s'est rendu compte que dañuy nax nañu politique foog nga am xaalis ndax ñun baadoolo yu ñu bañ ci dugg dañuy nax du xaalis dox la wax ak nit ñi fekk leen fi ñu nekk da sa yéene la ak sa yitte boo amee xaalis nag boo taxee boo waxee nit ñi dégg la baax na bañ tàmbalee dañuy dugg ci kër yi suñu biir di waxtaanee xam nga lii liggéey nañ ko lu yàgg te nit ñi xamuñu ko tey lañ décidé wax ci presse bi mais nit ñi Kaolack nit ñi d'ailleurs gis naa ñaa ngi wax lu nekk mais ñu ngi ciy liggéey lan la wax ak nit ñi rek financement bi nag bi mu jotee ñu ne ah foog ñu dafay activité xam nga lu ñu def dañuy ut téeméeri Kaolack waa yoo xam ne kenn ku ci am ku nekk na joxe ñett junnit bu ko mënee par weer ndax ñu mën a am siège parce que ginnaaw rencontre tey bii ñu defee ci ëttu Yakhouta Aïdara bi après dañuy dem uti siège ndax ñëpp du nekk këru kenn këru ñëpp lay nekk ñu ne ndax ñu mën a am suñu siège bopp am suñuy chaise am lu ñu mën a louer di waxtaan ak yooyu bu dee 100 Kaolack waa la 100 Kaolack waay bu ñu joxee ku nekk 15000 par weer ñi ko mën lañ wax du ñëpp mais am na fii ci Kaolack xanaa lu mu dee téeméeri Kaolack waa yoo xam ne mun nañu loolu pour Kaolack soppeeku day noonu lañu ko tuddee woon téeméeru Kaolack waa pour soppi Kaolack mujj gi ñu ne nañu ko def 313 mais ci saa si am na ñu commencé di joxe surtout seen Kaolack waa yi nekk ci diaspora bi te bëgg trop buñ ñibbisee fekk seen dëkk mel na meloon waaye buñ duggsee seen dëkk dañ fi rus a ànd ak seen gan yi ñun sax daf ñuy dal nit ñi di commencé di joxe benn mu am lu doy waar lu ci xew xam naa ne bu ma ko waxee du ko neex waaye dinaa ko tudd ndax te fama bi ni'mati rabbika fa haddis bu ñu leen xéewalee waxtaane leen am suñu koo xam ne mag la ci man bi ma ko yëgal dama ne ko ah yow sax comme ça doole demeewul noonu ñaanal ñu rek mu ne man sama compte 1,50,000 moo ci nekk jamono ji 1 million bi def naa ko ci ndax Kaolack dafa war a soppeeku te óolu naa leen ci loolu bokk na tey ci lu yànjal bés bi loolu mooy financement yi te gëm naa ne kanam la jëm politique bu njëkk ba démb dama daje góor gu baax sant Samb nekk fële Daaru Rahmati ñuy waxtaan mu ne ma ñun jamono ju ñuy politique di topp Cheikh Anta Diop ñoo daan jël suñu xaalis di ci def pour dëkk bi soppeeku xamatuma lu tax léegi politique dañuy ñëw jox la xaalis jox la 17 def la ni bâtonnet nga nekk ci mbedd mi di tàccu te ñu naan loolu mooy politique dañuy nax politique yaa ciy def ndax mu soppeeku ndax mënut a yomb loolu la ñu bëgg delloosi yooyu la ñu bëgg delloosi cotiser suñu dërëm yi moo ñuy financé am na nag ñu nekk fii ci Kaolack te mën a joxe fukki million bu ñu ko joxee rek ñu wax ko it compte yu transparent ka koy gérer sax du man kuy yoo gérer compte yi laa jël ñoom papis rek ñi fi toog dañ kuy joxe doo ma ko jox man da nga koy jox directement ñoom gajaga bu ñuy organiser moom la ñuy woo defal lii mu fay organiser defal compte yi bu ñu paree sax dañ koy publier ci site bi ñi xam ñi joxe ak ki joxewut ak lan lañ dépensé ak lan moo ci des saa bu ñu paree campagne dañ def suñu bilan expliquer wane ko. Merci, c'est une démarche très transparente. Alors, quatrième intervenant, je donne la parole à mon collègue Ibrahima Diamé de la TFM et RFM. Merci Chérif. Merci Fadel. di leen di nuyu bu baax a baax man ñetti question la amoon mais pratiquement ñaar yi répondre nañ ko man nag mouvement bu bees bu juddoo li may njëkk a décrypter li may njëkk a analyser mooy tur bi yow yaa ngi yéen a ngi tuddee seen mouvement bi Jàmmi Kaolack lan ngeen ci jublu parce que man déjà dama jàpp ne Kaolack jàmm a ngi fi yaa ngi naan jàmmi gaawaan jàmmi ngaan jàmmi loo ci jublu parce que man dama considérer que ne jàmm a ngi ci Kaolack bokk jërëjëf. Merci beaucoup. Merci au collègue Ibrahima Diamé de TFM et RFM. Merci Diamé bu TFM ak RFM Diamé plutôt Ibrahima Diamé xam nga dafa am lu Awadi waxoon que des journalistes dafa am lu kii waxoon DJ Awadi si jamono ju yàgg mu ne on vit tellement le mal
on vit tellement le mal à la limite qu'il est banal. Kaolack am na jàmm te ci jàmm rek la mën a nekk mais bu ñu ne jàmmi Kaolack dañ jàpp ne nga nekk ndaw war a liggéey offriruñ la beneen possibilité pour nga dawal Jakarta am na jàmm ju ko gën. bu asamaan si di commencé di nawetal sa xel du dal ndax yaa ngi uti foo uti luwaas boo mënu dem dëkk ci école yi loolu du jàmm. dëkk boo xam ne xale yi fa lañ doon amee liggéey ci jardinage amatuñu ko ndax xorom si dugg na fa yàq na fa loolu fitna la. dëkk boo xam ne alal ja la ëpp ca alalu réew ma kenn xamut fu muy jaar ñu tuuti ci askan bi ñoo ko yore di ko cof-cofal loolu mënut a indi jàmm. boo demee tey hôpitalu Kaolack waxuma la ci dispensaire yi sax loolu dama ko wax teg fële feebar faju fi ni mu waree léegi-léegi paracétamol sax dina tëx ñenn ñi loolu du jàmm. parce que li dëkk bi am bu ñu ko doxalee ni ñu ko waroon doxalee ñëpp danañu am ay classe su 120 personnes fii ci commune u Kaolack te Kaolack am possibilité yu mu am contact yu mu am ay ressortissants yu mu am mënuñu organiser mutualiser administration municipale bu baax sax mënuñu ko am loolu du jàmm. bu indee jàmm tey tôt ou tard dina indi fitna te nag dañ jàpp ñun ne Kaolack gii lay tàmbalee ndax Sénégal gii dafa nekk ci kër yonentu Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lii ñu gis nii muy dox bu continuer jàmm jooju ak ker googu ñu dig ñu war ko tarbiw war a tàccul Kaolack dina menacé wu moo tax ñu jug bëgg a tarbiwu ker googu moo tax ñu tuddee ko jàmmi Kaolack waaye nag jàmm ci jàmm jël jàmm tabaxee ko jàmm comprendre qui pourra. Merci. Il nous reste deux intervenants. Notre collègue Moustapha Mbow de Kaolack Info et notre collègue aussi Nassara Fall de APS. D'abord, M. Mbow, vous avez la parole. salaamaaleykum monsieur Baro ñu ngi lay nuyu di nuyu kilifa yi nga toogal ci kaw ak di nuyu ñi nga xamante ne assistance bi man la Moustapha Mbow di journaliste site Kaolack Info man benn question la amoon mooy que ni seen plateforme dafa nekk plateforme bu am solo bu tuddee ko jàmmi Kaolack te ku na xamante ni jàmmi Kaolack liggéey bi dana nekk liggéey boo xam ne du nekk liggéey bu yomb te quel que soit alpha faa ngeen ànd seeg politique yi ku ci mel ne ñoom madame la maire Mariama Sarr ak mu Ndiaye Rahma ak consort te aussi xam nañ ne aussi yéen seen plateforme dafa nekk apolitique ak politicien nan ngeen nar a nam ànd liggéey ngir jàmm Kaolack je vous remercie. Moustapha Mbow de Kaolack Info. À vous, monsieur le président Barrow. jërëjëf Moustapha nee naa ci njëlbeen xiiroowuñu ŋaayoowuñu ak kenn képp ku nekk Kaolack moo xam maire nga moo xam candidat nga moo tax acteur politique nga moo xam indépendant nga moo xam citoyen lambda nga dañ lay woo nga naatal Kaolack boo doon def benn defal ñaar ndax am nga ñetteel bu ñëw muy ñun du dëgg loolu lañu wax dañu ne lépp luñ daan def ci lu baax xaaratuñ ci kenn ñun dañu ñëw bokk ci léegi pour defar mu gën a jag dañu bëgg a naatal te wax xale yi ñu bindu ji quelle que soit la personne parce que bugguñu sax ay tudd ay tur ak koo mënti ji nekk jàppeewuñu la partenaire jàppeewuñu la adversaire xam nga lu ñu la jàppee Kaolack quoi bu dee Kaolack la ñor nag naatalal wowal xale yi ñu bindu ji ci liste électorale yi li ci kanam nag yàlla rek a xam kan lay fal ak mairie ba la fa nekk nekkit bu dee waa Kaolack yi tàmbali nañ comme ni ñu ko waxee mairie benn étape bu ndaw la ci pour ñu naatal suñu Kaolack philosophie boobu laa bëgg ñu demee il faut que ñun ñu jàngal suñu bopp génn ci icônes yi ak représentation yi ñu dëggal suñu bopp gëmal suñu bopp gis naa fii kenn am na ku taxaw fii mairie ndax naan ah way Fadel Barro moom lu mu bëgg suñu mairie ma ne ko sa bopp nga xeeboo ma parce que Fadel xeebut boppam nañ gëm suñu bopp tur yi duñu dara tur yi ngay dégg turu diw Kaolack waa lañ rek bu ñu leen jàppee ne ay Kaolack waa lañ ni ñun rek ñu ànd defar dëkk bi ku def sa waar baax na ku deful sa waar ñun waa jàmmi Kaolack kenn dootuñu ci xaar kenn dootuñu ci jiitu loolu rek la ñu wax. C'est clair. loolu kese la ñu wax. Merci. La parole à monsieur Nassara Fall de
APS Sénégal. salaamaaleykum Fadel ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbooloo mépp Fadel, ok, Jammi Kaolack pour une ville propre, prospère et digne. Le mouvement ou bien la plateforme est composée de qui et qui pour ñu gën a mën a xam sànq yaa ngi wax ci toujours yaa ngi répété xale yi ñu daw bindu ci liste électorale yi ndax Jammi Kaolack fichier électoral bi actuellement doy na leen Jammi Kaolack. J'ai oublié ma troisième question, mais demal ci Nassara Fall, APS. Merci, M. Fall de l'APS. En fait, d'abord question. Voilà. Fadel, soyez beaucoup plus explicite. Est-ce que vous, c'est une plateforme politique ou apolitique? Mais c'est une plateforme politique qui dépasse les clivages politiques. N'est-ce pas? C'est une plateforme politique qui veut politiser les jeunesses kaolackoises, mais qui dépasse les clivages et les après dañ ko résumer ci français et les querelles partisanes. Ci Kaolack gisuñ ci ay parti par parloo Kaolackois rek la ñu gis expliqué naa ko je pense que de plusieurs manières. beneen pàcc laaj bi mooy. C'est quoi encore? mu ne ñan ñooy composé Jammi Kaolack li ma la mën a wax mooy. saa ngay gis ce n'est que la partie visible de l'iceberg loolu mun naa la ko garantir. parce que ñi bokk Jammi Kaolack di doxee philosophie boobu avant sax Jammi Kaolack ñu koy formaliser di ko utal tur ëpp na fuuf ñi nga gis ne tey ji ñoo ko représenté. am na ay association tuddal naa la sànq ñoom professeur bi nga xam ne moo nekkoon ancien directeur de la Biennale de Dakar ki nekk professeur de philo à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar Boubacar Mbaye Diop wax naa la waa Femme Valeurs et Vertu ñoom professeur Ibrahima Seck projet Kaolack ay ñoom Kaolack ca kanam et cetera ak ay mouvement de femmes ba ci suñu yaay am na sax jàmmi aawo yi ak jàmmi ñaareel yi. Pertinente comme ak réponse. jàmmi ñetteel yi. Voilà, il reste le dernier intervenant. Il s'agit de notre collègue. fichier électoral bi nee na fichier électoral bi xam nga saway am na ay questions yoo xam ne dañ koy def comme ay chiffon rouge ñu nekk ci di wax ba bàyyi liggéey bi dëgg-dëgg fichier électoral bi Jammi Kaolack bu demee ba war a am ay expert danañ dem toppatoo ji fichier bi askan bi li ko war mooy mu bindu ji nañ bindu ji rek suñu experts yi bu ñu ci tollee danañ ko lijjanti fu mu nekk nii moom nañu toppatoo rek fichier électoral bi Jammi Kaolack bi. Voilà, le dernier intervenant, il s'agit de notre collègue Ndaw de la télévision du Saloum. Monsieur Ndaw, vous avez la parole. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp daanaka man benn question rek laa amoon muy ci si li ñeel plateforme Jammi Kaolack ñu gis si benn waxin bi ñu wax bindu ana nan la plateforme Jammi Kaolack fas yéene jàppale ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ñu ngi koy dégg léegi si say kàddu pour ñu mën a bindu ci fichier électoral yi loolu laa amoon comme question. merci beaucoup très bonne question xam nga dañ ne la dañuy naatal ba pare di bindu animation la ak fekk ndaw ñi ca la ñuy yëngu ñu fekk leen ci di leen fàttali ne bindu ci la bokk sensibilisation la campagne de proximité la te incha allah dinañ ko doxal ñun suñu expérience bi ñu am rek ci Y'en a marre bu ñu ko déployer Kaolack pour ndaw ñi bindu ji crois-moi ñi bëgg a décider dëgg-dëgg Kaolack changer dina changer ndaxte dinañ bindu ji. stratégie la communication la sensibilisation la lépp rek luñ ci toll dañ ko def mais xamal ne danañu développer ay stratégies yoo xam ne ce sera mûrement réfléchi et intelligemment exécuté sans tambour ni trompette pour xale yi dem bindu ji inscrire ji ci liste électorale yi parce que wareef la boo gisee nee naa la buñ ko def du yëfu jàmmi waa Kaolack kese bépp candidat boo xam ne yaa ngi ñëw Kaolack ne da nga bëgg a jot ci mairie bi dañ lay ñaan li lay war a suul yi nga dimbali ñu wax xale yi aussi ñu bindu ji loolu rek déjà tàmbali la ñoom ñëpp ñiy góor gis naa chaque jour fii mbir na boo toogee oto yi nii la ñuy def pin candidat yi dama temps yi foireux candidat la ñooñu nag la ñuy pin bi bu fekkee dañ ciy boole bindu ji leen bu yàggee xale yi bindu ji donc moom laa ne dama ne nañ ñu ci dimbali muy candidat yeeg même ba ci maire bi muy préfet muy gouverneur ñoom ñëpp seen rôle ak seen responsabilité mooy ñu wax xale yi ñu def accomplir seen droit civique ñu leen bindu ji ci liste électorale yi xanaa yomb na te da ñoom bu ñu ci jàppee ñun ñu jàpp ci suñu côté rek après dina yomb Kaolack dina def ay taux record de participation aux élections
te loolu bu nekkee jàmmi Kaolack ñun Kaolack waaye ñoo koy tiitaroo dama bëgg Kaolack commencé di tiitaru depuis quand Kaolack tiitaroo tut foo tudd Kaolack ñu ne la yooyi tàngaay bi xorom si nii ak naa Kaolack dañu mbalit mi dañu bëgg a commencé di tiitaroo suñu dëkk bu set bi dañu bëgg di commencé di tiitaroo suñu dëkk bu neex bi neex ree am xorom foo nekk jiite fa ñu naan leadership Kaolack waay loolu lañ bëgg a commencé tiitaroo bu ñu ko kenn yàqal di ñu indil ay coowal xuloo yi ŋaayoo nañ ñu bàyyi nag ñu defar suñu dëkk ba pare di ko semeewoo ba ñeneen ñi mun ko roy ay jàmmi Gànjool am ñoom Lamine Diop a ngi nii ay jàmmi Sédhiou ak ay jàmmi fanaan jàmmi Paris sax ñoom kemi waaye not pourquoi pas mun na nekk mais nañu fexe ba Kaolack gis nga Kaolack xam nga la moo nekkoon forum Kaolack dafa mus a nekk benn dëkk boo xam ne dafay tàmbali Sénégal di roy Kaolack dafa mus a créer nekk une ville sportive nekk une ville culturelle ku wax nag culture xam-xam la Kaolack bi mu abandonné cette vocation de xam-xam di créer di innover di avancer di jiital ñeneen ñi di ci topp ci la Kaolack commencé am problème yi muy am parce que fii xam-xam lañ fi suul xam-xam rek a fi mën a meññ. nañ ñu bàyyi ñu meññil ko waay. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions et des réponses ont été apportées. Nous invitons M. Barrot à venir s'approcher un peu. Attends un peu balaa ñuy def résumé bi en français. dama bëggoon quand même gërëm parce que ci la bokk aussi fii Saloum lañ nekk. Ça c'est le service commercial hein. ñoom alaaji ñu la ñu Vous toog passez à la non caisse. sama mbokk yi waa kër Papa Ñoxor yi waa kër Papa Dame Mahmoud yi waa kër ma Abdou Sala yi suñu grand suñu mag Amaros ñëw toog teewal leen maa ngi gis fële suñu grand njool loolu quand même mënu ma leen ñàkk tudd dafa neex. Merci. ndax nga tàmbali woote say mbokk ña la gën a jege Barakunda yaa ngi ne toog Haydarakunda yaa ngi ne toog Ñeseen yaa ngi ñiy toog ña la gën a jege ñëw fekkele la dafa neex Allah fokk ñu wax ko. suñu xarit bu baax bi aussi Simal ànd ak jabaram ñëw teew. Babacar Simal Simal mu ngi nii ak jabaram puy ñoom ñëpp commando Baye nga xam ne mi ngi ñëw taxaw pare mën a combat bi loolu yëpp dafa neex Allah fokk aussi Habib Cissé ngi ne toog waa royaume d'enfance nga xam ne ba ñuy bokk di tàmbali fii ci école Sam ba ànd nekk CS1 Valdiodio Ndiaye génération yëpp ñu màggandoor Kaolack ñu ngi nii toog vraiment loolu dafa neex ci xol suñu xarit yi nga xam ne dañu fekkee ci àdduna dajale ñu ci géeju xam-xam ku mel ni Kémi Bassène mii ñuy nekk ci xam-xam ba daje ci ba xaritoo ci ñoom ñëpp a ngi nii toog loolu dafa neex Allah fokk nga tudd ko ñoom ñëpp a ngi nii nee nañu aussi waa FRAPP yaa ngi fii mouvement yi sax bëgguma leen woon tudd mooy wax ndax wax boo commencé ci mouvement yi du jeex xam nga ñoom ñëpp a ngi fii ñi ñëw toog loolu dafa neex suñu yaay jële ajaatifa nga xam ne ñaawul ak borom reeju neex ji ñoom ñëpp a ngi nii ñëw toog vraiment ak waa diaspora bi nga xam ne ñu ngi suivre mais surtout et je vais le faire en français nos amis africains su ma la waxee ne bi ñuy tàmbali ñoom ñëpp dañu ñëw taxaw ne dañu bëgg a bokk gis nga su ma leen bàyyi woon di nga gis fii ay congolais ay burkinabé ay maliens ay tchadiens ñoom ñëpp africains yi may liggéey yow ci panafricanisme dañ ne ñu Fadel ñun dañu bëgg li ngay def mu sotti dañu bëgg a ñëw sax jàng na nga koy defee ñu bëgg a ñëw bokk ma ne leen def leen ndànk rek taxaw leen fële bàyyi leen ñu bay suñu woon tànk ñun waa Kaolack yi ba pare balaa ngeen di ñëw di ñu fekkele aussi maa leen di remercier dinaa ko def ci français parce que c'est extrêmement important. Merci. Nos amis de Philippe de Lucha xam nga de Iyina xam nga ba ci waa Tunisie yi ñoom wala Kasmi ñi ngi nekk di suivre nii ci internet bi ñu ngi leen di gërëm di leen remercier dinaa leen defal mention spéciale ci version française bi mais dama décidé woon ne liñ fiy wax yëpp discours bu ñu bind la mais dañ ko bind ci wolof ndax sama xel ak sama xol mayuma woon ma ñëw ci Saloum bind français di ko tekk ci wolof moo tax discours bi ñu bind nii dañ ko bind ci wolof mais dama xam ne ni ñu ko bindee ci wolof bu leer boo xam ne ànd ci ak waa Ejo mais dama ne su ma ko joxee nii presque dina am problème nit ñi traduire ko seen bopp ci français parce que tàmmaluñu ko ak suñu xel yi yóbbu nañ ko ci làkku jàmbur ba ñu jàng suñu làkk dëkk yi sax problème la moo tax entre temps danañ defar discours bi traduire ko ci français boole leen jox leen version wolof bi ak version française bi looloo tax ñu ñëw toog nii mais le discours de présentation de Jàmmi Kaolack est un discours que historiquement qu'on le retient écrit et pensé en wolof parce que mënoo ñëw Saloum bëgg a wax ak Saloum yi di leen tekkil mbind mi def ko ci français ba pare di leen koy wax ci wolof loolu la Cheikh Anta waxoon ne ka ko def dañ ko war a jëlal yat ndax buñ tàmbalee di wax suñu làkk yi ci suñu institution yi rek léegi tey dëkk bi jàkk jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Nous vous invitons à s'approcher un peu et pour permettre à la presse de faire le résumé en français. Et nous remercions tout le monde. Merci et bonsoir à tout le monde également.